waaw sama xalaat ci procès bi mooy que ñi ngi yaakaar ne dëgg dina am puisque surtout que CEDEAO dafa joxe ne que Khalifa a été lésé dans ses droits te normalement suñu waxee arrestation arbitraire cela veut dire que nit ki da nga ko war a libérer. On espère sincèrement le droit c'est la lui comme ça mu ñibbi këram c'est ce qu'on espère. waaw mais CEDEAO parce que comme que dafa nekk loo xam ne Sénégal daf si bokk xam nga parce que soo xoolee sax Macky Sall c'est le seul pays bu def ay carte CEDEAO carte d'identité CEDEAO kon moi je vois mal tey mu bañ a ñëw kiiwu ci plié wu si décision CEDEAO parce que moom moo ñu imposé loolu pour refaire moom le truc électoral ba mu def carte CEDEAO te ba léegi ça crée des problèmes malgré ça ñu ànd ceeg moom kon Khalifa su demee déposer benn affaire au niveau de la CEDEAO mu ñëw ñu jox ko kii dañ ko war a bàyyi loolu moo tax ñu espérer que sincèrement que le droit c'est la lutte. waaw damay abonder dans le même sens que ma présidente lii nii lii ñu téye nii ci biti sax moo war a wane ne fi ñu toll nii naruñu def lu jaar yoon. parce que ce matin j'ai entendu dans la revue de presse que le procureur bi dellu siwaat na sur sa décision il dit qu'il n'a jamais dit que on doit laisser Khalifa sortir alors que CEDEAO wax na normalement on doit se soumettre à la cour mais xam naa ne bon ñi ñu gisee nii mu demee nii naruñu ko narta yomb daal li tax ñu bloqué ñu fii non am nañu yaakaar amuñu yaakaar amuñu yaakaar parce que bu fekkente ne bi dañ ne justice am na te ñu gëm suñu justice su réew te CEDEAO wax yaakaar naa ne tey dinañ bàyyi bon Khalifa mu ñibbi mais buñ ko retenir rek ça veut dire que ni jalgati nañ CEDEAO kon ñun dans quel pays sommes-nous on ne comprend plus xamatuñu li tax déjà il ne peut pas nous laisser accéder dans la cour ñuy wax naan salle bi fees na même bu salle bi feesee hall bi mi ngi fi. ah ça c'est une autre stratégie qu'on ne peut pas dévoiler on verra après ah, mais bien sûr il y a toujours un plan B ouais. maa ngi tudd Rabi Sey ADK Saint-Louis. Saint-Louis nga jógee ñëw fii. waaw Saint-Louis laa jógee. léegi noo gisee Khalifa procès Khalifa Sall ba pare déplacé ba Saint-Louis ñëw fii si Dakar ngir procès bi rek. waaw loolu day wane ni rek li conviction la wane ni aussi suñu pas-pas ci Khalifa Sall parce que daf ñu jaral lu ne instant bii parce que nit ki booy ànd ak moom mu nekk ci difficulté tey jii bu demee ba toll ci fii war nga ko war a mën a taxaw te instant bi looloo tax ñu jóge ba Saint-Louis kii mi ngi ni jóge ba diaspora ñëw pour soutenir si Khalifa Sall moom tamit bokk ci mouvement ADK donc wane ni rek mouvement ADK dafa taxaw pour porter le combat mouvement ADK dafa taxaw wan ni Khalifa Sall ñun ak yow ba suba mouvement ADK dafa taxaw lépp lu ko mettoon mu jël ko teg ko ci suuf xam ni Khalifa Sall bu nekkee ci naqar ñun suñu priorité mooy que ni mu génn moo nekk suñu aîné de nos soucis loolu la mouvement ADK taxawoo nii. loolu ça ne fait l'ombre d'aucun doute loolu parce que tey jii ñoom bu leen leeroon ni tey jii Khalifa Sall du nekk président duñ ko fa téye Khalifa Sall aussi bu ko leeroon ni bu génne du nekk président coono bi du ko ci daj. si da koy nekk parce que non moom ci boppam dafa am ay ambition parce que Khalifa Sall bu fekkoon tey ji amul ambition présidentielle lañ ko jox ci ay proposition bëri na mënoon na ko nangu mais moom proposition yëpp la teex lan moo ko gënal mooy intérêt Sénégal parce que fi mu toll ni dafa sacrifier boppam pour patrie. bon li ñuy wax ni Khalifa Sall am na doole amul doole ñu dem ci ñu ñëwoon ci tournée Khalifa ba tax ñu jàpp ko Macky Sall li ko tiitloo tournée Khalifa si la bokk parce que ba mu jógee Saint-Louis ñun duggee suñu région ñàkk a topp doy na waar mu dem Tamba aussi une foule ba nga xamante ni si kenn xamul nu mu toll kon ñoom loolu moo leen tiital ba tey ji ñu xam ne Khalifa Sall tey ji nekkatul Dakar kese. du yoon Sénégal ñëpp xam nañu anarchie moo fi daw parce que xam nañ ni tey jii bu ñu génnee tey jii ñëpp a dugg tey dinañ gis doole bi fi mu toll dañu bëgg a leurrer les gens ñu naan ñi fi nekkoon du pour Khalifa Sall mais ñëpp xam nañu Khalifa Sall moo leen fi. waaw man maa ngi tudd Roxay Kan jóge Italie représenté ADK Italie waaw Modena ADK Italie moom laa représenté waa affaire Khalifa moom gëm-gëm la rek gëm-gëm la ñun mooy sunu leader
amuñu plan A amuñu plan B Khalifa ñu tax a jóg moo ñu ñor procès bi moom ñëpp xam nañ ne c'est politique waaw léegi nag ah ñu ngi nii rek toog di xaar xool nu ñu mujjee ak Khalifa tey. non Khalifa day génn bu génnee dinañ voté incha allah bu génnul itam dinañ ko voté ndax Khalifa candidat lay doon incha allah amuñu plan A amuñu plan B amuñu Z bañ a ko possible recours yi mënuñu ko fee jeexal waaw Khalifa day nekk candidat. waaw mais ñun ñooy liggéey li ci des. waaw te loolu mënuñu ko fee jeexal te ñun ñoo koy taxawal incha allah bu boobaa day gën a neex sax parce que kon fii lay jógee rëbës lay jógee dem pale waaw am na doole ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax à travers Abidjan ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax. waaw ñu ngi liggéey di sensibiliser nit ñi di créer ay groupe am na ay mouvement soutien comme Fal Khalifa président ak ADK am na fa taxawaay bu am solo ak taxawu Sénégal aussi waaw. alhamdulilah sant yàlla ba mu bari da xanaa amee naqaru xool rek tur bi laal la fay moo ma fi tax a taxaw jóge village ñoo jor ba fii bés bu yàlla sàkk nag heure bu ñu tooñ duñu sonn bu ñu taajul duñu dee duñu damm duñu daw amuñu xiif ñu ngi fi daal jusqu'à ñuy bàyyi Khalifa Sall ñu doog a am lu ñu jàmm. am ngeen yaakaar Khalifa Sall dina génn tey. waxuma sax ne dina nekk nguur kooku yëpp yàllaa ko yor mais na bàyyi Khalifa Sall rek ndax gis nañ li mu def ci dëkk bi ñett ci kan mooy bàyyi Khalifa Sall. ki ko tee kan moo ko téye. kenn xam ngeen ko waaye ñu ko kay. nguur dafa am doole nguur daa am doole xam ngeen ki ko tee nguur gi mooy jugé wala juge. xam na boppam juge yi moom tamit ñoom juge yoo xamante ne amuñu liberté ci seen bopp ah xanaa ñu dimbali rek bàyyi Khalifa Sall jàmm mën a am gis na mbedd mi ñu mel ñuy jóge fu ne ñëw pour Khalifa Sall génn rek nañ ñu may jàmm Khalifa Sall génn. Mboose. Mboose noo gisee procès Khalifa Sall. procès Khalifa Sall bi xanaa ñu ñaan yàlla may ko mu jéen rek nan ko bàyyi mu jéen ñibbi ci njabootam dëgg neexul nañ bàyyi Khalifa Sall booy jeex nit ki te gisoo loo xam danga koy bàyyi mu dem waaw. moom daal cela veut dire jàppee wuñ ko dara quoi. ah man loolu laa gis affaire mi ngi bëgg a yàgg. duñ ko jàppee woon dara duñ ko tëj at yii yëpp. yàgg na nag waaye sama wax gudd gàtt mooy nañ ñu dimbali bàyyi ko dafa am ñu ne ci ginnaaw ñu war a liggéey waaw. léegi ak rang bi tamit nu ngeen ci dundee ak naaj bu tàng bi est-ce que c'est yoon wala. trop métti na trop man sama rakk tax mu ñëw fi waaye Khalifa Sall man dama koo bëgg te yàlla tax dëgg neexul waaye sama rakk lañ fi téye di ko siise kon boo ma laajee loolu ci dëkk bi lañ dëkk ne ci réew mi li fi ne ñu bokk ko kon nañ wax li fi ne. salaam yàlla na ko yàlla def ñu génn jàmm ak salaam ci barke Seydina Mohamed dellu ca njabootam gee. maaleykum salaam. tur bi naka la. Aji Khady Samb laa tudd dëkk Ngor. yow noo gisee tey procès Khalifa Sall bi. di ñaan subhanahu wa taala asalaamaaleykum di ñaan subhanahu wa taala parce que lépp moom la moo ko dogal waane nag moom mi xam ne moo ko dogal nu bàyyeek moom lépp ndax Khalifa ku ko ne jàkk xam ne nit ku baax la ku ko ne jàkk xam ne nit ku jubla ku jullite kuñ doon laaj ay milliards et milliards 1,8 milliard nga xëy ñu ne dañ lay condamné pour 5 ans et 5 millions franchement c'est désolant kon xam nga ne dossier bi c'est un dossier politique et c'est tout man vivre ma fi maa ngi vivre en Espagne entre France et Espagne mais Khalifa dafa may jaral ma déplacé wu parce que dama ko xam il est blanc comme neige fa tabaar fakal macha allah lii yëpp bu gisee ñun mu jaral ñu yenn war ngaa xam ne Khalifa nit ku baax la